Diamniadio di dëkk bu siwoon lool fii ci Sénégal ndax li mu nekkoon porte d'entrée ak sortie bu Ndakaaru at yi ñu weesu Diamniadio gën a amati tur ndax yéene bi président de la République am ngir def fa pôle urbain bu Diamniadio mujjee nekk bërëb bu nga xamante ni investisseur ak homme d'affaires yu bari fa la ñu bëgg a dem. Diamniadio nekk na ville bu nga xamante ni léegi soo ko gisee xar xanamam beneen affaire la ndax ay investissement yu bari yu ñu fay def. Diamniadio nag nekk dëkk bu nga xamante ni dafa mel ni ñaari xar xanam la am maanaam Diamniadio bi baax ak beneen Diamniadio bi bari problème. Ci beneen wet gi Diamniadio moom askan wak Diop Sy mënuñu bokk taal mu ko jaaru ndax ay problème yu dul jeex ci mbirum suuf. ñenn ci askan wi te am ay kër ci kër yi ñu daaneel ci biir bërëb ñoom wax nañ ci micro Sunugal 24.net ñu déglu leen. man maa ngi tudd Pape Demba Sarr je suis en même temps sinistré et membre du collectif yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk di dox mbirum kër yi nga xamante ni moom lañ toj fii. waaw ñun daal kër yi ni mu leen tojee ni mu jaaxalee askan bi noonu la ñu jaaxale parce que ñun fii. ñun mairie moo ñu jox këyit bi ñu mairie joxee këyit ñu tàmbali di tabax di def ay fondation xam nga ba élevé te Diop Sy ñun fii daanañ ko fi gis mais musul wax kenn ni fii moom moo ko moom bien ma yaakaar ni bu fekkente ni moom moo fi moomoon li gënoon logique mooy que ba mu ñu gisee ñuy muul wala ba mu gisee ñuy fondation wala ba mu gisee ñuy def élévation mu woo ñu nañu kat fii de maa ko moom ñu waxtaan trouver solution balaa liggéey bi di sore mais ñun daal dañoo jékki-jékki toog rek benn vendredi je pense que c'était le 18 août dégg ni Diop Sy toj na suñu ay kër xam nga ñu ñëw constater vraiment les dégâts waaw noonu la foofu loolu lañ ci toll quoi mais sinon ñun man soo gisee sax tey ma taxaw fii di wax c'est parce que dafa am benn élément bu jàll 2S bi Diop Sy taxaw ne moom tojul ay kër nee na ay onglet la ñu toj ak ay fondation mais tey ku taxaw fii xam ni weesu na loolu ah man mii ngay interviewé nii mais sama kër a ngi nii ci gannaaw 300 mètres carrés la dañ ko tabax jusqu'au dernier chaînage mu ñëw rajaxe ko xoolal image yi du fen buñ ko filmé àdduna bi yëpp nañ xam ni Diop Sy lii du fondation lii du onglet xam nga kër gu taxaw la daaneel en effet ñun am nañu suñu kayit yi nga xamante ni mairie lañ ko jëlee ñu dem trésor fay suñu frais de bornage xam nga mais Diop Sy ba fi may wax ak yow dem na télé mais wanewul benn yoon kayit bi nga xamante ni mooy wane ni moom moo fi moom dafa taxaw dong ne Ablaye Wade moo ko fi may xam nga ba mu ko fi may booba ñun fii amuñu woon kayit mais loolu waxam la rek en tout cas man li ma dégg à la télé dafa ne Ablaye Wade moo ko joxoon fii mais dama yaakaar ni sama xalaat bu gàtt su fekkente ni Ablaye da koy jox fii da koy joxaale kayit buy wane ni moo fi moom mais ba fi may wax ak yow Diop Sy génnewul benn yoon kayit buy wane ni moom fii ñun nag suñuy kayit a ngi nii yi nga xamante ni mairie bi moo ñu ko jox xam nga wax ñu dem trésor fay suñu frais de bornage en attendant que l'acte administratif sorte xam nga waaw donc Diop Sy il faut que mu wax sur quelle base fan la sukkandiku pour toj suñu kër te dama yaakaar ni kër bu ñu koy toj décision de justice moo war a ordonner pour ñu toj kër gi mais mënuloo xëy nii rek amuloo benn décision de justice nga ñëw toj kër jàmbur yi xam nga wax loolu li ñu war a leeralaat la parce que ñun jusqu'à preuve du contraire tant que wanuñu décision juge buy wane ni moom moo autorisé pour ñu toj suñu kër yi mënuñu gëm ni Diop Sy dafa jalgati yoon waaw dafa def lu ko neex te loolu nag man lu ñu jaaxal la parce que Diop Sy du n'importe qui député la élu du peuple moom mi nga xamante ni bu ñu jooyee moom moo war a fomp suñu rongoñ ñuy tabax muy toj loolu vraiment c'est une question à méditer xam nga parce que un élu du peuple un député c'est pas ça son rôle waaw parce que ñun fi ñu jaar ba tabax suñu kër yi yàlla rek a ko xam waaw yàlla rek ko xam donc affaire bi naqari nañu foo ko natt beesu na ko waaw te affaire bi duñu ko bàyyee nii parce que day yomb il faut que ñu delloo ñu suñu suuf ak lépp li nga xamante ni dugal nañ ko ci comme investissement fépp fi nga xamante ni mën nañ fa porter le combat on va porter ça là-bas xam nga wax
nous allons porter ça au niveau au niveau de l'État, n'est-ce pas, hein? On va porter ça surtout au niveau de l'État parce que l'État c'est lui qui est censé protéger les citoyens. Xam nga wax ñun fi mu nekk nii comme nous estimons que dañu tooñ ñun ci nguur gi la ñuy dem pour jooyantu foofu waaw pour que mu am réparation waaw. citoyen bu nekk gox ba nga nekk boo buggee parcelle mairie ngay dem xam nga diggante nag mairie ak état bi li ñu war a dox xam nga kooku ñun du suñu rôle xam nga ñun dañu dëkk ci gox gi bëgg a parcelle ñu dem mairie bi ñu demee mairie ñu jox ñu ay kayit xamal ñu kayit yi ñu leen jox ay kayit yu baax la mais ñun mais mënuñu lu dul sukkandiku ci loolu parce que ñun kenn ci ñun amul sañ-sañ amoo benn kayit mairie joxu la dara nga ñëw fi naan da ngay tabax non duñ ko mës a bàyyi noonu daf ñuy fay bu ñu demee ci yoon ba yoon jox ñu dëgg mais daf ñuy fay parce que lii ñu investir fii mais est-ce que dinañ ko amaat point d'interrogation xam nga et puis naka lañ koy amaat parce que c'est des années xam nga de labeur pour que ñu am réaliser li nga xamante ni moo ñu permettre pour que ñu def investissement yi mel ni donc lii mënuñu ko baal Diop Sy il faut que mu fay ñu ko état bi mu ngi ciy dox mais xam nga am na yi nga xamante ni aussi xam nga bu fekkente ni am na ay problèmes yi nga xam ne ñu ngi koy dox ci suuf mënuloo taxaw au niveau des médias aussi xam nga di ko wax xam nga mais ce qui est sûr et certain mooy que ñu ngi koy waxtaanee ñu ngi koy dox ci suuf waaw mais tey man sama objectif moo doon xamal askan bi ni vraiment Diop Sy en tant que député du Sénégal moo ñëw fii ànd ak waa Descos toj suñu ay kër te avisé wuñu toj na suñu kër ñi fi tabax dañoo àggali rek mais kayit bi ñu yor ñun moom la ñu yor loolu lu ñu jaaxal la il faut ngeen laaj ko Diop Sy lu tax mu def xaj ak seen am kër yu mu bàyyi am kër yu mu toj ñun affaire boobu affaire bu ñu jaaxal la parce que fii képp ku fi am kayit bu ñuy am ñun kayit yooyu la ñu am waaw donc bu doon moom war a daaneel kër yi wartoon bàyyi benn kër yëpp la waroon a daaneel lool mais toj yi bàyyi yi kooku moom vraiment nous on comprend pas waaw. mbokk yi comme ni ngeen ko gisee ci reportage bii ñu leen indil yéen a ngi gis ay kër yu ñu daaneel ñenn ñi tabaxoon bay waaje def sénage ñenn ñi sax tabax ba nga xamante ni ñu ngi doon kuule waaye li gën a garaaw ci mbir yi mooy dañu déglu le député Diop Sy mu toog ci télé ne moom daaneelul benn kër weddi nag gis daf ca bokkul liggéey bi nga xamante ni moom la Sunugal 24.net ñëw def si fii ngir leeral askan wi ki nga xamante ni moom ngeen di gis ni ci seeni bët mbokk mi moom bokk si ñi nga xamante ni daaneel la guñ seen kër waaye nag yëkkati na ay menaces jëmale ko ci député Diop Sy ne këram gii xam ne moom rek la yaakaar ci àddunaam bu ko kenn laal waaye ci kër gi boo fi ñëwee di nga gis ne am na benn arrêté bu Descos buñ fi def ngir firndeel ne këram gii dañ ko war a daaneel te moom nee na ger na ci bakkanam bi ndax ku ko laal mu wut pistolet jam la bañul ci génn ñu ne kii moo rayoon député bi le bala ñoo yegg foofu nag ñu ngi alerté di woo premier ministre ngir mu arbitré ci wàllu wi ndax kat Diamniadio pour ñoom dafa bokk ci Sénégal gi nga xamante ni yoon moo fa war a am ñu déglu mbokk mi ci micro Sunugal 24. maa ngi tudd Diombar Sall dëkk Diamniadio am fi kër fi Diop Sy toj di rafetlu seen teewaay fii parce que ay Sénégalais la yoo xam ne fii lañ juddoo ci réew mi màggee fi liggéeyee fi bëgg am fu ñu dugal suñu njaboot kuñ naan député Diop Sy ñëw toj kër yi ci lu jaaduwul ci lu dëgg ñu koy metti lu trop te boobu ba léegi gis ñu si taxawaayu état yàgg depuis le 18 août ba léegi la toj suñuy kër ci lu teguwul ci yoon te ñu ngi koy dégg ci télé yi mu naan tojul kër ay borne la toj ak ay fondement lii ku ko xool xam ne ay kër la nit nag boo nee maa moom fii day fekk nga am kayit boo koy wone man samay kayitu kër ngi ni yoo xam ne maire ñu ko jox Diop Sy toj ko lii la ñu maire jox Diop Sy ñëw toj ko ñu dem trésor fay lii ñu fay lii kon ñun am nañ kayit même bu fekkee kayit gi baaxul tamit am nañ kayit moom na wane kayit gi tax mu ñëw toj fii te defe naa en tant que député waroo ñëw fekk population tabax ba pare nga leen di yàqal te loolu ñu ngi koy ñaawlu trop. beneen bi dama dégg directeur Descos bi mu ne fii kenn mënu fi am kayit kilifa day wax dëgg lii kayit la signé par Ibrahima Bari notification la
84 60 waa Descos la àndal fii ñu toj suñuy kër ci dul dëgg lii kayit la notification la mu ngi nii xool leen ko bu baax waa Descos ñoo ko wax kenn mënu fi am kayit lañ wax yaa ngi dégg lii ñu koy ñaawlu ba fu ñaawlu yem te ñuy ñaan nag état bi jàpp ci wax ak Diop Sy bu leer mu ñëw fay ñu mu toj seen kër teg ko ci yoon defe naa kër jaan boo koy toj da nga war a dem juge bi ordonné ñu toj sa kër xëy suba rek ñu ne toj nañ sa kër amul sommation amul dara préfet yëgul sous-préfet yëgul préfet sax ñun ñoo ko wax loolu dafa ñaaw ci Sénégal gi ñu ne ñun nag Macky Sall bi ñu koy dénk réew mi dénkuñu ko pour ñuy toj ay kër toj nañ Tivaouane Peulh ay Sénégal lañ tojal toj nañ Cité Tabaco ay Sénégal lañ tojal yaa ngi dégg ñu koy ñaawlu foofu ñaawlu yem borom càq nag du xeex ak borom baatu neen Diop Sy alala ma ngi tourné ci àdduna bi di tourné ci jam ñaajo fii bu état bi deful bu arbitré wul lii dinañ tal ci kaw Diop Sy dinañ tal ci kawam bu baax xam nañ fi ay garasam ne xam nañ fi ay otom ne dañu respecté ay Sénégalais comme ñun warul fekk ñu toj suñu tabax suñu kër mu ñëw di ko toj ak kayit bu mu mënti am même bu fekkee moom moo ko moom na ñëw fekk ñu ne fi ngeen tabax man maa ko moom ñoom li ñuy investir yëpp ci Sénégal ba ñëwee ba léegi jam ñaajo lañ ko def kon bu ñu yëgee ne jam ñaajo benn nekk daanu na fa dañu waroon ñëw depuis le 18 août ba tey la ñaata gisuñu leen gisuñu fi benn autorité bu ñëw taxaw fii xool ndax ñun ñoo am dëgg wala Diop Sy moo am dëgg dañ toog diñu seetaan su fekkoon opposant moo def lii atte nañ bu yàgg parce que Diop Sy si Macky Sall la àndal moo tax ñu bàyyi li mu sedd mais du yombee noonu man kenn mësuma jox sommation Jombaar Sall kenn mësuma jox sommation fii nee ma jóge fi waa Descos yi ñoo fi doon ñëw di ñu menacé te xam nga la ñu doon menacé en autorisation de construire soo leen ñamalee dara ñu bàyyi la li ma la wax dafa leer waa Descos yi ñoo doon ñëw fii di ñu wax ay autorisation de construire la ñu doon laaj mosu ñu wax ma Samba moom fii wala ma Demba soo leen ñam man mii di wax ak yow ñamal naa leen man mii di wax ak yow ñun bu Diop Sy xëyoon ñëw ñu moom fii mais duñ tabax dañuy arrêté xool fu dëgg féete Diop Sy man fekk na ma fi ay yoon muy birig fële may tabax sama kër kon lii li ma ko mën a tuddee mooy jaay doole te ñu ngi ciy woo premier ministre fii laa dëkk fii laa amee jabar fii laa amee ay doom moom moo fi dëkkul moom keroog bu ko waa 2STV interrogé wane na fu mu dëkk yóbbu na leen Médina yóbbu leen Nord Foire xaw ma ñun nag dañuy fier fii ñu dëkk nii fii dañ fi fier moom moo fi dëkkul moom mi nga xam ne suuf si doyewu ko dara bu dul yóbbu banque di def affaire banditisme est-ce que may dégg soxna si ñun fii lañ dëkk même buñ dëkkul fii même bu dëkkoon foog nga limi am nañ droit am fii kër parce que ay sénégalais lañ amul benn constitution bu ñu bind ne sénégalais bu dëkk Fouta amul droit dëkk Dakar loolu amul ci constitution Sénégal yaa ma dégg loolu intéressé xam la moo ñu intéressé lii mu def ñaaw na ba askan bi yëpp xam ko na nguur gi arbitré sinon dina jur leneen lu ëpp lii borom càq du xeex ak borom baatu neen Diop Sy keroog wane na ay garasam wane ay otoom te ñu dañoo engagé gis nga li ñu def fii dañuy koy fay par force ci nii mbaa ci nee bañ ñu ci dara ku toj sa kër nga mën a man Macky Sall sama tojoon sama kër ma menacé ko ku toj sa kër nga menacé ko waxtaan avant la woon waxtaan doo bàyyi na ba toj ay kër nit ne damay waxtaan ni mu def ba toj suñuy kër noonu la ñuy def ba yàqal ko valeur bu ëpp lii mu def nii su nguur gi arbitré wul collectif bi nag dañu engagé wu pour xeex ak moom ñu ngi xaar nag nguur gi ñu ngi koy xaar na ñëw atte lii parce que du xam fu muy jëm bañ ñu ci dara parce que ay millions la ñu yàqal bu dee moom moo ko moom na ñëw wala ay kayit yu leer bañ ne maa ko moom ba pare même bu ko moomee sax laal même location sax boo luyee ni sa kër bu ko génnee nit dafa am délai doo xëy na génne sama kër ñun du ay xar ay ñeneen ñu leen di jox ay autorisation ay notification ci 84 60 bi mu ngi ni moo ko moom Ibrahima Pare ngi ni moo koy joxe mu ngi ni nu xoolal mu leer dama ne na état bi ñëw arbitré lii sinon suba dina jur leneen ñun ba gars yi di jël gaal di dem dañoo gëm suñu réew toog di ci liggéey dugguñu ci benn banditisme dañoo taxaw fii pour liggéeyal suñu réew pour wut feneen fu ñu dugal suñu njaboot neewuñu ñoo ko moom de wala moomuñu ko mais état de droit lañ ne su fekkee Diop Sy dafa dem ba gis na ay nit tabax nañ ci këram dafa war a woote ñu dem tribunal ñu atte ba mu leer juge bi ne ñu carrément fi ngeen tabaxkat moomoo leen ko ñu jóge fi ci mu jox ñu sommation kuy wekk say bunt kuy wekk say fenêtre mais doo ñëw rek fekk ay sénégalais comme yow jur gënoo leen ndey gënoo leen bàyyi ñëw toj seen i kër ne 30 hectares yaa ko moom yeneen sénégalais yi fan la ñuy dëkk man 30 hectares xam si kan laa koy xaar ku ne moom dafa am tool pour sénégalais yi liggéey ci wala ku mel ni compagnie sucrière
ko ñooñu lañu ñoo mérité ñu jox leen ay 30 hectares ñu bàyyi sénégalais liggéey mais benn nit boo xam ne gënuñu ci dara ah en tant que tam député moom moo ñëwoon ne du daal benn kër bu ñu coulé am na kër gu nekk fee dañ koo coulé daaneel na ko xam la moo indi woon taajul yeneen kër yi parce que population bi ñoo bëri woon fii di saaga di wax ku mel ni man di saaga di ñu xaw a ragal bàyyi damay wax lu leer la sama bakkan laa ci teg bu ko Diop Sy toj jëlee ma dóor ko bal kër prise 2 bi filmé ko bu baax Jombaar Sall laa tudd jam ñaajo laa dëkk bu ko Diop Sy tojee ma dóor ko bal bu ko Diop Sy tojee ma dóor ko bal barki Seexu Tidiane bi muy woote barki Seexu Tidiane bu tojee kër gi ma dóor ko bal. Diop Sy moo am dëgg wala ñi nga xamante ni tàllal nañ seen i këyit ne ñoom ñu ngi ko amee ci mairie bi ndax ñoom ñoo am dëgg kat moom bii bërëb ab laaj la bu nga xamante ni dafa samp. ne nañ lu mu dee jàddu nañ ab këyit buy firnde na ñoom moom fii waaye Diop Sy moom mënula génne benn këyit bi wane ne moom 30 hectares yi nga xamante ni moom lay laaj kan moo ci am dëgg kan moo ci amul dëgg askan wi nag ñoom it joxe nañ ci seen xalaat. ok waaw maa ngi nuyoo di leen ziar di wax ne maa ngi tudd Ibrahima Faye maa ngi dëkk fii si Diamniadio fii laa juddoo fii laa yaroo conseil municipal laa ci mairie Diamniadio donc pour li nga wax nii ci wàllu lotissement bi nga xamante ni moom la Diop Sy terrassé donc li ma ci xam rek laay wax donc bariwuma li ma ci maîtriser mais am naa lu ma ci xam par rapport ak conseil municipal bi ma doon donc li ma ciy wax mooy jàpp naa ne mairie bi les premiers responsables ñoom la parce que ñoom ñoo ko lotissé joxe ko ma jàpp ni man 2014 laa dugg ci mairie bi mais boobu ak léegi gisuma délibération bu ñu def ci 4000 boobu man gisuma ko donc jàpp naa ne tey extension la ma gis ni lotissement bu ñu koy def dafa war a am autorisation de lotir man gis naa ne autorisation amul donc lotir nañ ko jox nañ ko population bi jox am na ñu ko jox gestion ni ñu gérer foncier bi baaxul doublon yaa ngi fi yow xam nga la ñuy wax sax Diop Sy mais loolu yàgg na fi am na fi yeneen site yoo xam ne terrassé nañ ko fi avant Diop Sy te loolu xam nga lu ko indi mooy lotissement yi ñuy def sans autorisation lotissement dem autorisation même boo ko lotiree sax boo paree nga topp ko pour am autorisation mais loolu amu fi problème bi yëpp loolu la gestion foncier bi moo baaxul ci commune u Diamniadio loolu moo am donc li fi ne yëpp xëy na mënuñu wax lépp mais bari na li fi xam ne buñ ko waxoon musiba am xam nañ ko ñun mais duñ ko wax parce que ay responsable lañ mais bari na li fa xam ne mu ngi fii injustice la lu jaaduwul la te ñoom ñi gérer foncier bi ñoo ko yor di ko def ci Diamniadio mais nag comme ay responsable lañ ay conseillers lañ am na loo xam ne mënuñu ko wax lépp mais li ñuy war a wax dañuy bàyyi ba ñu woo ñu ñun toog en conseiller ñu wax ko mais am na si loo xam ne mënu ma ko wax si rajo wala ci télé mais pour te dire problème bi yëpp gestion foncier bi moo baaxul te mairie ba duñ fa waxtaane foncier loolu moo am mairie bi da koy dañuy daw question foncier yi jàpp nañ lu bari na lu ñu war a laaj lu ñu war a xam wala lu ñu war a discuter ci wàllu foncier bi mais du ñu am occasion pour wax ko parce que ñoom mayuñu ko loolu am. te di leen gërëm di leen sant ci jog bi ngeen jog pour jokkoo population bi ndaxte dafa nekk loo xam ne bu dul population Diamniadio sax Sénégal gépp ñoo ko soxla ndaxte Diamniadio yëfu Sénégal la li ma ci mën a wax nag mooy benn fànn man waa Bargny laa te fii cosaanu Bargny la àdduna nag moo dox ci luwaawu état boo ku neex waay ci Sénégal fu la neex nga dugg nga laal foncier ndaxte kooku politique a ko andi commencé ci Senghor ci ay loi yu mu fa créé woon loi domaniale bii ci 64 pour ñu ma ana accéder ci suufu lébu yi ndaxte ñu bare wóote nañu ne Sénégal ba muy am indépendance dafa fekk lébu yi am ay titre foncier ci colon yi en 1930 40 ba 50 titre foncier yooyu nag moo andi problème mu loi domaniale bi nekk Sénégal loolu yëpp c'était pour accéder aux fonciers les lois là c'était pour accéder aux fonciers de comment dirais-je de la région du Cap-Vert ba Macky Sall ñëw ak actam acte Macky Sall nag li ci am kenn mënu koo wax dafa bare mais liñ ci intéressé rek mooy problème mu 4000 yi facilité ku mën a téye dara mu defal la benn soi-disant titre foncier te Senghor toog na fi joxe ay datu titre foncier 22 ans 30 ans ñuy réclamer ñii di déposer mënuñu am
Abdoulaye Wade bi mu ñëwee il a signé que la majorité des traités pour daw confusion ci loolu génn ci mais problème bi ñu toll nii nag avec Diop Sy foofu mu dugg avant mu fay ñëw Ibrahima Badiane mu nga fa woon moom ngeen doon ko cëkkool waa Diamniadio espace bi booy bëggoon a def terrain de football ñu déplacé ko fi parce que moom bi mu ñëwee foofu par orientation de Dakar xam nga du ñu jaar domaine bu Rufisque dañuy ñëw rek ñu ne leen dem leen Diamniadio du ñu xam sax fond superficie bi foofu lu fa ne ndax ñaay la ndax nit ñaa ngi fa dëkk du ñu xool administrativement y a pas de contrôle suñu administration domaniale au Sénégal da ngay ñëw rek ñu tëju si bureau tegal la ne la demal place nangam boo ñëwee fekk fa ay nit occupé ko nga ñëw jaay leen doole moo andi lii avant 4000 yi ñuy wax Ibrahima Badiane am na ñeneen ñu fa occupé ba def seen i lampadaire ñu ñuy wax waa Dalifort la xaw ma ci 4000 yi la ñu toog loolu waa Diamniadio jooyu ñu ko te man fa lañ ma fekk fa laa doon béy foofu carrière la woon dañ ko suul jeunesse su Diamniadio ko suul te kenn waxu leen bu leen suul ñu def fa seen peine def fa lépp ñu bàyyi ba mu am njariñ àll bi foofu man ñàkk naa fay des sommes d'argent pour béy dañ doon gor bu ñu paree fuurkat yi ñëw fuur fay sàmmkat yi lañ doon fay ñu goral ñu àll bi ba mu set yàggul en 2009 2008 fii kenn amu fi woon soxla léegi tey ñu ñëw ne ñoom moom loolu état moo koy régler parce que benn système la boo xam ne ñu ngi koy def pour les plus forts signé kayit ci biir parce que notification administrative la ñu wax baadoo la xamul loolu ba pare ñi ko ci mën xam ko facilité lu ñu leen ko da nga ciy daw fii ba 5 ans doo am kayit ñoom ñu tëju ci bureau ñu signal leen ñëw taxaw ci sa kaw loolu mooy problème mu Diamniadio li ko andi mooy quelque part négligence u élus locaux yi ndaxte ñoom it bi ñu ñëwee fi leen ñu fekk ñu am ak ñun ay contact sax yu bare yu ñu def ba amoon ci ay avantages ak ay avancées mais bi ñu demee ba ci biir dañu bàyyi démarche yooyu jël seen propre démarche di ko dox moo andi fii am litige parce que ñoom bi ñu ñëwee fekk nañ fi communauté rurale am fi ay traces fekk fi délégation spéciale am fi ay traces fekk si ndoom si yàlla Ablaye Ndoye am fi ay traces ñoom bi ñu ñëwee wax nañoo nit ñi xelal nañ leen mais dégluwuñu nit ñi dañoo dem ba ci biir def seen yëfu bopp moo leen andi lii man mii dem naa domaine 2009 gisuma fa trace Diop Sy boo xoolee plan domanial département de Rufisque turu Diop Sy newu fa en 2009 kon gisuma ko fa escorte état la waaw domaine état la cadastre état la mairie état la accompagnant donc kon réeroo warul am seen biir suñu jaaree ci logique gu yoon bu doon ne Diop Sy dafa jaar si yoon maire dina ko recevoir parce que kër jàmbur balaa nga fay dugg di installé di nga jaar si borom kër gi état wàll boobu mu ci am balaa mu doon yebal d'escorte mais état bi amuñu ay inspecteur ci domaine bu ne service bu ne du ñu ñëw xool def investigation fii ñu bëgg a déléguer une personne ndax c'est pas occupé Sénégal moo bindoo noonu na état jox cër nit ñi bu ñuy xool opportunité rek di ci wéeru kilifa du def loolu waaw loolu agresseur koy def am naa occasion xaaral ma profité ci loolu la Diop Sy def te loolu du rôle bu xoolee ci laxisme maire ñoom dañu waroon a ñëw corriger maire yi parce que maire yi kenn accompagné wu leen kenn encadré wu leen te ñoom ñoo leen fi teg te moom il est avec le président en tant que député waaw ñoom ñoo war a encadrer maire yi ñoo leen fi teg accompagné wu leen encadré wu leen ba pare di profité ci seen i autorité di ñëw di ci def ci seen yi ñuy def nii kon yéen jeunes yi nu ngeen ginnaaw bi nga xamante nit ñi fi ami terrain wane nañ seen i kayit nag di alerter di yooxu wàllu di ñaanit nguur gi mu trajet ci bii affaire bu nga xamante ni pour ñoom lu ngande la lu rëy la ñun nag jëm nañoo tante am ñi nga xamante ni ñoo nekkee ci côté Diop Sy ñaar ba ñetti fan ñuy tante di leen woo ñu ne ñu Diop Sy mu ngi fii mu ngi fële mënuñu ko jot mbir mi nag mu ngi noonu mbokk yi ñu bàyyi leen bala ñooy xam fan la gët di mu jekki wanantam dinañu gën a ñëwaat ci dossier bi ngir gën ci yaatal saa su ko laajee